Fall dëkk fii HLM 6 villa 1733 fii lañ dëkk depuis fii laa juddoo kon pour vous dire que xam naa fi nu mu meloon avant ak ni mu mel léegi. dama xëy war a yóbbu sama yaay pour mu dem jëli busu Sénégal dem dikk bi ma duggee ci oto bi ma sentir que oto bi dafa xaw a sedd ce qui n'est pas normal bu fekkee vitre yëpp dafa tëju donc bi ma gëstoo j'ai vu que am na ay éclats de verre yu nekk ci ginnaaw je me suis aperçu que verre bi fenêtre porte arrière bi bu droite bi dafa toj après ma xool gis ni sama bagage yi ma bàyyi woon ci ginnaaw yëpp dem nañ waaw c'est ce qui s'est passé après ma arrêté ma ne naa immobiliser oto bi dem jël seeti police directement pour ñu def constat bi. c'est pas la première fois il y a pas 2 mois dugg nañ ci suñu biir kër bi fii à heure de crime à des heures de crime la ñu dugg ci biir kër gi sàcc fii 4 portables waaw ci biir néegu xale yi lañ dugg jël ko. si am na yu bëri yu ma remarqué ci koñ bi ñi ñuy wax ni dañ leen agressé bu ñu génnee ay xale ak tamit menaces yi ñuy def nit ñi bu fekkee ñoom dañu ñëw di la ñaan lekk nga bañ wala ñu ñaan la ndox nga bañ dañ lay menacer. waaw police directement liñ ma wax ñi ma fa fekk ci permanence su guddi bi bon ils étaient désolés parce que biñ ma xoolee dañ ne ma bon de toutes les façons on sait que booy yi ci biir terrain bi la loolu lañ ma wax on sait que booy yi ci biir terrain bi la mais guddi gi def nañu ronde mais bon on sait que waa Médina Gounass yi la donc man j'ai pas compris li ma xam ni moom mooy que am na ay étrangers yu bëri yu ëpp plus de 100 personnes yu nga xam ne dañuy fanaan ci terrain bi donc maîtriser wuñu sécurité bi fii waaw. Et la police est à 2 pas. La police est à 2 pas. maanaam tali bi moo ko séparé ak instant bi. tout simplement ñoom bu ñu yërndoo ci mur bi ñu ngi gis xale yi. léegi nag xaw ma lan moo leen tënk ba mënuñu ci def action loolu moom wax dëgg yàlla moo waral nit ñi commencé di def communication pour ñu mën ñu jàppale parce que ñun ay civil lañ amuñu droit fajal suñu bopp te loolu la ñuy jéem a fexe ba du am. bon ak xale yi comme man damay voyager lu bëri wax nañ ma ni ñoom ils font tout pour que maire bi pouvoir bu mu mën a am pour aider population yi te loolu moom mooy devoir am pour mu def ko ñu ngi def ay démarches léegi nag bon amaguma benn écho benn retour bu jóge ci maire bi mais je sais que HLM ak ni ma leen xamee c'est sûr que dinañ jaar ci voies yi leen yoon jox pour que ñu mën a régler problème bi en premier lieu. solution bi moom mooy lii ñu nekk di def ni parler dénoncer yaakaar ni peut-être dina am ay nit yu nga xam ni ils sont de bonne foi bëgg nañ métier bi ñuy def et ils veulent aider ñu ñëw wàllu suñu avant que ñuy dugg ci fayonte dara di fi xew. stade bi yàgg na fi tabax bi yeggul parewul. kenn xamul lan la xamuñu sax projet bi finalement lan la y a pas de communication mais ce qui est sûr mooy man bi loolu amee man personnellement dugg naa ci stade bi démb mais li ma fi gis ci biir fii ku dul góor du dugg fii mais man démb bi ñu ma jëlalee parce que quand même bu ñu xoolee li ma lim yëpp li ñu ma jëlal sama fit mayoon na ma dugg jéem a jànkonte. waaw ce qu'ils m'ont pris ils ont pris d'abord li nga xam ni moo gën a sérieux ci li may sama liggéeyukaay muy sama ordinateur portable boo xam ni société bi may liggéeyee ñoo ma ko jox muy benn ordinateur boo xam ni ay information yu confidentielle ñoo ci nekk. en deuxième lieu sama carte IPRES sama contrat de travail sama carte banque lépp lu nga xam ni moom laay fonctionner ils l'ont pris en un rien de temps taf lañ ko jël dem seen yoon ak ay titre d'acquisition de terrain yu ma am yu Thiès ci benn sac la nekkoon ma def ko ci bon yaakaar ni lu mel noonu du am fii mais là bi ma ko gisee mooy moo tax man ma jël sama propre personne ne naa wax pour que ñu artu pour que ñu def attention balaa ko muy soppeeku di nekk crime parce que crime dara indiwu ko lu dul li tey ji mën na am bu ma leen bettoon ñuy sàcc xaw ma lu ñu yor te damay dal seen kaw ñu rey ma wala dara balaa ñuy yegg foofu s'il vous plaît ku ci am lu mu ñu mën a jàppale ñëw jàppale ñu. bon message bi may lancé moom mooy la sécurité avant tout ay population su fekkee dañuy dem di daan seen doole ku ne xam na salaire u Sénégal famille moo koy dundee di ñëw lu ñu mën a am ci dëkk bi te amuñu sécurité amuñu dara donc man je me dis que même tey jii ñu ngi wax ay waxu emploi des jeunes d'accord c'est bon mais nit ki bu fekkee jox nga ko emploi ba pare lépp lu mu liggéey ñu sàcc ko wala ñu agressé ko du amati njëriñ donc am na fi ay institution yoo xam ne ñu ngi fi pour kaaraange doomu aadama yi ñu ngi leen di ñaan ñu def seen liggéey loolu rek lañ leen di ñaan pas autre chose.
man la Ousmane Sène nekk riverain fii HLM 6 ñu nekk ci club environnemental bu tudd ànd defar sunu gox ñu dëkk fii ci koñ bi. du fan yi sax mais fan yi la écho bi gën a rëy mais ça fait plus de 10 ans terrain bi dafa am ñoo xam ni ay individus non identifiés yu ci nekk dëkk ci biir yoo xam ni 12 ans la ñu am ba ay 25 ans ay jeunes la ñu xamuñu fan la ñu jógee. ñenn ñi bi ñuy defar terre bi si lañ fa jógee ñooñu di dëkkoon cité imbécile ñëw dëkk si ñeneen ñi bi ñuy defar Massalikul Jinaan si la ñuy jógee foofu ñëw dëkk si ñeneen ñi dàkk Tukulóor bi fa lañ leen délogé ñoom ñëpp ñu ñëw ils sont plus d'une centaine de jeunes nekk fii mais seen nekkin dafa doy waar état bi foofu rek yow dugg nga fa depuis des années yaa ngi fay def ay reportage foofu nit ku normal mënu fa dëkk et de deux dañuy gaz di drogué wu di génn di agresser nit ñi parfois même ñoom ils se livrent à des batailles yoo xam ne ñoom seen biir ñooy xeex te li si gën a doy waar mooy waa HLM ñoo leen di dundal ndax ñooy dem ci kër yi di saraxu añ ak di saraxu reer nit ñi di leen ko jox mais nag léegi affaire bi dafa ëpp ba ñoom dañuy génn di agresser population bi pas plus tard que hier suñu benn grand bu dëkk fii dañ toj otoom jël ordinateur am jël xaalisam jël ay papier am si guddi si benn jeune fii dañu agressé foofu nangu portable maanaam fii nga taxaw nii fii la otoom gaare woon fii la ñu tojee otoom te du fii kese ba ci parking bi nekk fii dañuy dugg di agressé période Korité ak Tabaski aussi bu timis passé ñoom dañuy mel ni luy xeex seen biir buñ taxee mel ni luy xeex boo ñëwee di àtte ñu profité tafu la agressé la jigéen ñi bu ñu jëndee di romb tamit ñu agressé la yàgg na fi am ça fait des années mi ngi am mais léegi dafa gën a bëri parce que ñoom il y a une supériorité numérique parce que bu njëkk ba da nga ci doon gis ay quelques mais ils sont plus d'une centaine ñoom ñëpp ñu ngi fii ci biir la ñu dëkk bañ nañ ba ci suufu gradin la ñu dëkk dafa am première étoile deuxième étoile ak i 5e étoile ñi nga xam ni ci bâche yi la ñu nekk ak yooyu am ñu fi nekk ñoo xam du ñu génn booy ñooy dem uti ji lu ñu lekk ñëw indil leen parce que seen état mënuñu sax dox ndax dañu dem ba accro ci drogue bi. ci biir stade bi lay sax benn garab la bu tudd kati jànka moom la ñuy jël baxal ko di ko naan moo gën a garaaw yeneen drogue yi ngay gis fii nii yi nekkoon si ginnaaw terrain bi sax ñun dagg nañ ko parce que on sait jamais booy ci koñ bi mën nañ ko jéem a découvrir pour jéem a xam lan la nuire ci seen bopp. am na yeneen fait suñu benn sœur bu dëkk fii doomam. après timis la génn mu yónni ko boutique booy di ko làmbaatu jël ay jigéen la ñu jël seen loxo di ko dugal ci biir tubéyam beneen bi suñu locataire ci boppam doomam aussi mu yónni ko ñu jàpp xale bi di ko làmbaatu man jàpp naa kenn sama biir néeg boo xam ne premier étage mu ñëw dugg di am lu mu xool ma téye ko mais boo xoolee yaram bi xale bu tuuti la ma jël ko yóbbu police policier dañ ko xool ne ko encore yow ñu jël ko teg ko foofu waaw yàgg na koo def yàgg nañ ko fa indi beneen bi kër gi mu dendal dañ ko escalader dugg foofu jël seen xaalis ak seen téléphone beneen kër bu ci topp kooku dañ jël iPhone mu woo ko mu ne ko maire bi teg saagam bu verte moom it na moytu parce que jël naa sa bos ci moom laa jëmaat nii saa nëbbatu nii noonu lañ fi nekkee bu heure juma jotee nit ñi dem liggéeyi ñu ngi xool boutique bu ñu dajji wala élève bu ñu kar 14 heures loolu moo fi problème bi nii te léegi ils agressent à main armée dañuy yor paaka wala jaasi. xam nga police bi ñoom seen moyen dafa limité parce que fii commissariat la du police léegi ñoom ministère de l'intérieur moo leen war a appuyer parce que man dem naa wax ak ñoom. ñu ne ñoom def nañ seen pouvoir yëpp mais maire bi le maire des HLM moo war a notifier bind wax danger bi fi nekk dem déposer plainte bi police relayer ko bu ñu demee ba ministère de l'intérieur jël ci ay dogal. wax xam nga dañu am mairie boo xam ne amuñu pas-pas amuñu yitte ñu sañ ko wax nag parce que ku fi toog ay at jéemuloo li ngay jéem a xool mooy marché booy toj ak booy tabax. ak leneen mais yow cadre de vie wu nit yi ak sécurité nit ñi yitteelu la kooku boo demee di wax ak moom dafa mel ni da ngay sànni sa kàddu boo demee nag dinañ la dig wax yu neex ba nga foog ni ñi moom gongo waaye doo gis dara loolay problème bi benn tali ak benn mur
barki démb samedi commissariat central ñoo ñëw parce que maa gis kenn ku ma xam wax ak moom mais seen intervention bi ni ñu ko defee du noonu intervention fii boo ko buggee def guddi nga fi ñëw 2 heures du matin parce que ñetti classe ñoo fi nekk mooy ñi nga xam ne dañuy jaay soccu ñi nga xam ne ñooy ñëw dàll yi di siireeg yooyu ak ñoo xam ne dañuy vadrouiller di dox rek seen defuñu dara. man fii laa dëkk fii laa juddoo yaroo fi màggee fi terrain bii nii am na ñi nga xam ne ñi ngi dëkk si koñ bi 15 ans xamuñu lu nekk si biir parce que mur bi moo leen di tromper amuñu benn information ci biir mais nag il est temps que waa HLM surtout HLM 6 nañu jug ku ci nekk da nga toog sa kër croiser les bras toog maandu am na loo xam ne nag suñu ay doom ak suñuy rakk ñoo fi ne bu ngeen toogee seetaan danger bi ci suñu kaw ñun ñëpp lañ jëm toog nag bu ñu dugalee vidéo ñu nekk si réseaux sociaux yi waaw il faut xaw ma lan ak lan loolu du wax ji da ngeen di génn ñun ñëpp ñu toog pencoo mbir bi waxtaanee ko xool ban stratégie la ñuy def mu am solution définitive. mais après ci kër yi la ñuy dem dugg ji nag comme ñu ngi koy def di dugg guddi mais nit ku àndut ak sagoom mun na ñëw bëccëg dugg sa kër ñaata jànk yoo xam ne fajar gi ñoom ñooy nekk di bale ñu leen di essayer di leen violer danger yooyu yëpp ñu ngi fi. mais comme fii nag nit ñi fi dëkk bu ñu xëyee dem nañu liggéey 19h la ñuy duggaat tali terrain bi sax xamuñu nu mu mel boo leen nee terrain bi lii moo ci nekk boo ci defoon reportage génne ko dañu la naan déedéet lii amul biir HLM te ñoom ñëpp ñu ngi fii dëkk mais danger boobu dafa doy waar ñun nag fu mu nekk nii kenn la ñu soxla mooy le ministre de l'intérieur bu ñu sañoon moom mu ñëwal boppam ak tànkam xool gisal boppam. message bi ñuy lancé mooy mairie bi donte bu amoon pexe amul ci pas-pas. police bi am nañ ci pas-pas mais amuñu ci pexe parce que lenn la ñu mun jël booy def leen garde à vue après mënuñu leen dundal mënuñu leen téye le ministre de l'intérieur la ñuy interpeller booy yii nii après tout ils sont des êtres humains mun nañ leen jël bu ñu leen récupérer dugal leen caserne Samba Diéry Diallo bii désintoxiquer leen jàngal leen ay métiers ñu màggaale waaw cadre de redressement yu bëri ñu ngi fi. ñu redresser leen jàngal leen ay métiers bu ñu màggee bu ñu bëggee virer dem armée ñu dem armée loolu yëpp ay solution la donc loolu la ñuy interpeller le ministre de l'intérieur monsieur Antoine Félix Ndiome mu dimbali ñu ci sonn nañu te lii luy law la agression yu bëri fii lii moo ko waral.